jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di jàmm ji info point net. salaamaaleykum mbokk internet yi ñuy bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di jàmm ji info ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen teewlu ñuy dalal monsieur Khalil Ndiaye nga xam ne moom mooy président bu réseau national des prestataires du transfert d'argent di RENAPTA. ñoom nag ñiy prestataires yi bu war yi dañoo banque seeni loxo gannaaw bi nga xamee ne daal dañoo am ay jafe-jafe difficulté yoo xam ne dañ ko am ak seen opérateur bi di wari ñu fas yéene waxtaan ak ñoom kon lan mooy jafe-jafe boobu ak it nan la ñu daal kon nar a amalee seen xeex boobu monsieur Khalil Ndiaye ñu ngi lay nuyu. jërëjëf ñoo ngi lay sax di leen jaajëfal jàmm ji info di kontaan bu baax ci seet si bi ngeen ñu seet si may fàttali ko maa ngi ak sama secrétaire général Doudou Ndiaye moom ne moom aussi ñu ñoo fas yéene def émission bi ak yéen. waaw da ngeen fas yéene banque seen ay loxo gannaaw bi nga xamee ne daal da ngeen gis lu ngeen woowee scandale de transaction ci seen plateforme boobu en suspense seen plateforme ak bu leen boole daal ak seen opérateur bii di wari est-ce que mën nga ñu ñëwalaat exactement ci jafe-jafe boobu problème boobu lan la. merci donc ni nga ko waxee noonu la xanaa préciser rek que boycott boobu moom door na depuis le 9 donc depuis le 9 gannaaw bi nga xamante ne opérateur boobu ngay wax muy wari nga xamante ne ñoom wax dëgg yàlla dañoo yàgg am ay problème bés bu nekk rek ñu àndil ñu bu bees balaa ngaa pare ci boobu beneen ñëw mais bii yoon nag li ñuy trouvé moom moo xaw a jéggi dayoo moo tax nii ñu ko tuddee nii le Warigate scandale des transactions en suspens loolu du dara lu dul dem nañu ba seetlu ne parce que gannaaw bi ñu gisee ne ñun si suñu biir liggéey bëri na wax dëgg yàlla ay moment yu nga xamante ne day am xaalis bu ñuy réer bu ñu xam ne du ñu xam fu mu jaar ci plateforme bi parfois sax nga jàppante seeg say guichetière wala sa guichetier xaalis bi di manqué ngay def situation parfois nga déplacé wu dem ba ci ñoom pour ñu vérifier la mais dara du ci leer bi ñu demee nag ba yàlla dimbali ñu comme ça ci plateforme bi la ñuy liggéey tous les jours ñu découvrir ne dafa am benn fonctionnalité bu nga xamante ne da doon gis bu njëkk mooy da nga doon gis bu baax transaction en suspens bu njëkk da nga ko doon gis mais dañ dem ba benn jamono wari dindi loolu bi mu ko dindee nekkate am na fu mu ko làq soo demee maa ngi wax foofu ak suñu mbokk prestataires yi ñi nga xamante ne dañ miin nañu plateforme yi suñu demee seen superviseur ñu dem transaction suñu demee transaction dem relever ñu choisir entre 2016 ba 2019 mois par mois dinañ gis ay transactions yu bari di feeñ transactions yooyu di feeñ yépp c'est des transactions qui n'ont pas abouti maanaam xaalis bi mu ngi ci biir système bi di circuler mën na nekk nag ay envoi yu nga xamante ni nit moo ko envoyé mën na nekk ay doublon koo xam ne da nga envoyé plateforme bi dindi ko ci yow lu mot 4 ba 5 fois am nañ ci ay preuves mën na nekk ay IBAN maanaam ay virement yu nga xam ne sa compte dem na ba yéeg nga def virement pour xaalis bi nga dem jël ko virement yi comme ça day bëri ci ñun mu am yoo fàtte ci système bi rappel bi nga waroon jël doo ko rappel daka de xaalis boobu moo ngi ci biir système bi am nañ ci mbokk bu nga xamante ne 8 millions la ci trouvé 8 millions te kooku demoon na ba foofu ñu jeexal ko xoolal ko seetal ko ne ko gisuñu fi dara pour vous dire xaalis boobu nag lañ dem ba gis bi ñu ko gisee à juste titre ñu considérer ne lii 90 wala 95% wu xaalis bi c'est notre argent parce que bëriwul kuy yónnee xaalis ba pare lijjanti woo ndegam xaalis ba ka nga ko doon yónnee jot na ko wala jotu ko donc xaalis bi loolu la mën a nekk ay code yu nécessaire na nekk ay doublon wala ay IBAN ñu gis ko commencé di ko def récupération wari réagir comme ni mu tàmmee di ko def bloquer compte yi sans avertissement tëj dindi ay fonctionnalités renvoi de code ba nga xamante ne liggéey bi dootul mën a am. ndax waxtaan ngeen ci ak responsable wari yi. non xam nga ñun dañu amoon benn wari moom de tout le temps dañu ne woon sax reconnaître ñu association mais am nañu seen directeur bu brave bu nga xam ne malheureusement nekkatu fa bi mu ñëwee moom dafa ne moom du liggéey te du waxtaan ak partenaire am mu ñëw ñu établir benn canal de communication. créé benn groupe WhatsApp seen cadre yi nekk ci ñun suñuy membre de bureau am ñu ci nekk ñuy def des échanges bi loolu amee dañu saisir directement ki fa nekk directeur léegi woo ko téléphone ne ko dañu xëy rek gis ngeen bloqué affaire yi qu'est-ce qui se passe mu ne dafa am yu ñuy vérifier c'est des défaillances techniques j'utilise le terme dinañ leen revenir
jusqu'à présent revient amul ñu ngi continuer di bloquer am na nga xam ne dañuy ñëw tijjil defal le chiffre négatif ñii ñu rembourser leen te xamuñu si yenn base dañ koy def la moindre chose lu ñu waroon def mooy woote nit ñi comprendre si yenn base soit ñoom dañ naan lii seen xaalis la wala ñu ne ñun xaalis bi moomuñu ko wala ñu expliquer la moindre des choses mais dara ci loolu amul ñoom daal xëy nañu di doxal niñ dem nañ sax ba envoyé ñu benn mail di ñu demander ne xaalis boobu ngeen def remboursement prouver leen que ne yéen moomu ko loolu nag ma jàpp ne ñii dañu foog ne ñoom waa CREI yi la ñu xanaa yow kañ soo accusé nit ni yow moomoo xaalis bi yow charge de la preuve bi yow yaa ko war a andi yow yaa war a prouver yow yaa war a mais nan ngay jëlee def li ngay def ba pare ñëw ne kaay prouver te sax defuñu ko ak kuréel yu mel ni ñun mais personnellement rek la ñu bind nit ñi di ko def loolu tax ñun aussi ñu demandé suñu membre yëpp dafa leen une réponse standard ku leen bind lii tontu leen ko lii. ndax xayma ngeen xaalis bi ba ñu xam ci nu mu war a toll xaalis bi ngay tudd noonu ba léegi. non fi mu toll nii dañu créer benn fichier bi ñu bloqué ñuy demandé ñun suñu membre yi xam nga loolu nag du prestataire Sénégal yëpp RENAPTA c'est vrai yaatu na mais ñi si bokkul ñoo ëpp ñu si bokk mais ñun suñuy membres yi on leur a demandé de faire ce travail là fichier bi ba tey complet gul mais ku nekk mu ngi ñuy envoyé ba ñuy tëj sa compte wala ba ñu koy bloqué ñaata moo si nekkoon ñaata lañ ci jël montant yooyu ñun ñoo ngi koy jël di ko kii donc nous sommes ouverts au dialogue parce que xaalis boobu dañ jàpp ne soit xaalisu prestataire yi la wala xaalisu client bi nu mu mënti demee même su nekkoon xaalis boobu day des si système bi sax wari moomu ko moom donc banques yi xam gis nañu ay compte dormant dafay am ni xaalis bu tëddee benn diir di nelaw foofu te xamuñu borom mais dafa am yoon lu mu ci wax dañ koy jël yóbbu am fu ñu ko yóbbu mu servir à des intérêts nationaux du tabax si ay tëli yi defar si ay hôpitaux mais en aucun cas entreprise bi mënu koo jël aakimoo ko parce que moomu ko du moomeelam. moo nga ko sànq da ngeen di banque seen loxo tàmbali ngeen ko sax grève boobu ba kañ la ak it bu ngeen ci weesoo ndax daa am beneen étape boo xam ne da ngeen koy def ci xeex. waaw bon bi ñu banquee suñu loxo depuis le 9 gars yi bi ñu waxee si mot d'ordre bi kañ ngeen koy lever dañ leen ne woon jusqu'à ce que wari débloquer compte yi balaa ñoo wax benn action compte yi da koy débloquer delloo fonctionnalité ñu mën a doog wax ak ñoom nag ils ont choisi de ne pas faire cela ñun on a déroulé première phase bi dugg nañ ci réseaux sociaux yi amete nañu expliqué nañu deuxième phase bi mooy médias yi nii moom ngeen ñuy permettre ñuy def ci suñu avocat aussi parce que on a un avocat mu ngi siy def liggéey bu nga xamante ne xëy na affaire bi dina dem dans une bataille judiciaire parce que dañu bëgg mu leer naññ léegi nag beneen phase bi di ñëw mooy effectivement ñu intensifier campagne de presse yi def s'il le faut aussi des sittings des manifestations parce que c'est une question de bataille corporatiste mais aussi c'est une bataille citoyenne dafa am lu nga xamante ne waruñu ko nangu muy doxee noonu ci réew mi quoi. gannaaw leeral yooyu nga xam ne kon président Khalil Ndiaye defal nañu ko kon secrétaire général tam bu RENAPTA di Doudou Ndiaye moom tam daf si bëgg a indi yeneen i kàddu yeneen i leeral kon ñu déglu ko. Jamm ji info ñu ngi leen di nuyu ci seen teewaay fii tey ñu nekk lu ñu rafetlu donc li ma ci doon dolli rek mooy Wari dama bëgg war a expliquer de manière historique booy tijji sa compte Wari da ngay dem 4C nga dem tijji sa compte boobaa dañ lay laaj ñu sa numéro téléphone dañ ko jël sa adresse email donc mu nekk moyen de communication boo xamante ne Wari tey jii bu lu mu la soxlaa wala mu war la bind am na fu mu jaar mais gis nañ ne ñoom ñi ngi reproché ay prestataires soi-disant ay manquements mais boo xoolee envoyé ñu leen SMS xoolee Wari tey ji sa compte booy liggéey sa compte su demee ba wàcc ba sa balance dem ba nekk ay 1000 francs dañ lay envoyé SMS war na la sa solde dafa baax dugalatal xaalis donc ñoom communication bi leen intéressé loo xam ne ñoom da leen dugal xaalis dañ ciy sawar mais bu dee communication boo xam ne suñu relation partenariat la defuñu benn effort donc depuis boobu amul benn communication bu jógee Wari ñëw si RENAPTA communication bi am ñun ñoo jël les premiers pas mooy suñu responsable chargé des contentieux muy Ousmane Thiam moom moo jël initiative woo le directeur général de Wari country manager ku ñu woowee Amadou Kane woo ko ne ko ñun de suñu membre ñi signalé ne gis nañ ne seen compte yi ñii dañ ko bloqué constaté nañ également que léegi kenn mënul renvoi de code kenn mënu ko def am na daal affaire yu ñu gis mu ne effectivement seen technicien ñoo leen signalé ay manquements yu système mais dañu auditer le système là pour revenir leen depuis boobu ba léegi amul benn réaction le lendemain encore le même Ousmane Thiam a appelé le gars mu ne ko noonu ñu ne ko may tuuti ñu ngi liggéey dañ leen revenir depuis boobu ba léegi amul benn réaction ñun nag dañu am suñu fulla dañuy liggéey ñun Wari bu dox suñu xaalis moo fay dugg Wari c'est juste un système plateforme la plateforme ñu ne dugal suñu xaalis bu Wari dafa transaction bu amee Wari jël commission joxuñ suñu commission bu ñu demee nag ba Wari yaakaar ne moo ñu ëpp fulla ñu ngi def suñu responsabilité comme ñoom bëggu ñoo communiquer ils ont choisi le silence ñu on a choisi l'action moo tax ñu dem ci boycott donc depuis le 9 commencé na def suñu boycott et ñu ngi rencontre ñu war a rencontré boo xoolee
boycott bi ñu ngi koy déroulé on a rencontré ku mel ni Guy Marius Sagna parce que xam na ne nekk na koo xam ne dafay déglu dafay bëgg a jàppale entrepreneur sénégalais yi comme ñun on est des nationalistes dañuy bëgg a favoriser le patriotisme sénégalais mais da nga bëgg def avec des sénégalais qui te respectent parce que Wari bu tollee fu mu toll nii tey jii dafa naa ne prestataire am na ci njëriñ parce que ñëpp sénégalais bu nekk xam nga ne yàgg nga yor sa code Wari di wër ci ay points nga dem ñu ne nangu ñoo fay parce que Wari banque yëpp bàyyi nañ leen Wari tey jii au moment bi ñuy wax ak yéen ñaari banque ñooy liggéey ak ñoom muy FBN banque ak banque atlantique yeneen banque yëpp bàyyi nañ leen après ngeen dem gëstu journaliste ngeen dem gëstu laaj Ecobank la moo tax defatul Wari BOA la moo tax defatul Wari CNCA ku leen laaj dina la expliquer manquement yi mel ni moo tax donc prestataire de transfert d'argent yi ñoom ñoo trouvé benn solution benn moyen boo xam ne mooy permettre à ce que ñun duñ ci am yenn ci yoon moyen boobu mooy lan tey ji man damay liggéey si Wari sama compte bu yéegee dem ba am solde 1 million mun naa am beneen xarit bu nekk Matam bu nekk feneen moom mi ngi liggéey ci Orange Money soldam également Orange Money instant bi yor na lu bëri te soxlawu ko Wari la soxla moo woo ko ne ko man de am naa 1 million Wari boo xam ne soxla ma ko cash laa bëgg wala UV ma yónnee ko code boobu moom mu yónnee ma Orange Money ñu échanger loolu moo tax Wari continuer di fonctionner. te loolu yéen ñii prestataires yi yéen a ko initié quoi. prestataires yi maanaam waa Renapta sax mën naa idée boobu Renapta ñoo génn loolu suñu ingéniosité ñoom ñoo génne pratique boobu Wari ba mu demee ba am ay problème ak banque dañoo woo ñu waxtaan ak ñoom ñu ne la ñun loolu sax réunion rencontre Wari bi président doon wax avec l' ancien directeur qu'on salue au passage Manu Mbodj moom idée boobu ñoo génne ñu créé li ñu woowee ay master parce que dañ nekkoon ñun dañu am si ñun ñu am capacité ñoo xam ne dañuy mobiliser ay 50 millions 20 millions 30 millions bu ko dugal ci liggéey bi comme affaire bi ngi taxaw temps bi ñuy perte dem banque sax mënuñu ko am mën nañoo trouver une solution mooy dañuy def ay master tey ji ku soxla woon Wari rek boo woowee master yooyu ñu dugalal 1 million 2 millions nga fay leen par UV Orange Money wala nga fay leen UV Free Money wala nga déposer ku nga jox leen sax cash seen compte bancaire loolu mu nekk benn kii bi ñu trouvé donc yooyu yëpp ñu koy def pour protéger Wari mooy wane ne des fois da ngay dégg ñoo xam ne dañu am prestataire xanaa dañoo bëgg xeex Wari xam nga ku bëgg xeex Wari bu demee ba nga xam ne yow normalement banque nga war a jaaree banque yi bàyyi leen ñu ne non non ñun produit national la bëgguñu produit boobu daanu gis nañ ci njëriñ te loolu day defar image Sénégal ñu gën a idée boobu continuer ak moom xam nga kooku bëgg nga ko jàppale mais nag sama bopp moo la gënal du bañ naa la boo demee nag tey ji ba gis na yow ki nga doon jàppale moom faalewu la parce que problème bu sérieux bu mel nii boo mun lee bind prestataire yëpp sax lu mu dee am nga benn canevas de communication bu ñu defoon WhatsApp groupe WhatsApp man maa ngi créé groupe boobu directeur général Wari mi ngi ci amoon na directeur des opérations Wari mi ngi si ñun suñu responsable des contentieux suñu stratégie ñu ngi si ay jamono da nga naan toog Wari war a def IBAN banque yi comme banque yi kii day bàyyi kële yi day fonctionné kii fonctionné wul dañu daan dugg si groupe boobu la man nañu tey ji de banque diw wala banque diw moom mooy liggéey boo leen bëggee def IBAN wala dépôt dem leen foofu mu nekk affaire communication bu rafet lan moo tax ñoom ba problème bi amee dugguñu foofu avertir ñu donc mooy wane nañ ñoom am na lu ñuy nëbb mais ñun nag duñu nekk ay jeunes entrepreneur ñi liggéeyoon seen mag jël xaalis financé leen ñuy liggéey dugal seen xaalis muy am ay problème ñu continuer di gëm affaire bu naan malgré problème yooyu parce que ñun suñu membre ñu bëri ñi perte nañ ay 2 millions ñi ay 3 millions ñi ay 10 millions am na ñoom tëj nañ seen compte depuis des années muy président Fallou Dieng ancien président ñu ngi tëj compte am terewul sax ñun Renapta ñi ngi naxante ak ñoom solution mais nag bu ñu demee nag ba waaye bëgg ñoo yëpp yaakaar na ñoom ñoo ñu yore alors que ñun dafa mel ni nga yor sa oto rek yoroo carburant bi ñun ñoo ko yore parce que suñu xaalis moom mooy doxal système bi loolu daal en ramassé boo xoolee loolu la affaire fu mu toll nous allons jusqu'au bout et que Wari instant bi ñun on en a marre vraiment ils ont tellement fait mal il y a beaucoup de jeunes yoo xam ne seen ay mag ñoo nekk extérieur yónnee leen xaalis ay millions ñuy liggéey ñu xëy suba ñu péré seen compte xaalis bi naax saay ñu am problème boo yu bëri instant bi ñu ngi dugg gaal bi dañu doon def transfert d'argent seen société daanu seen ñoo yoroon seen famille mënatuñoo toog mënatuñu muñ loolu ñu dem dugg gaal di dee ci àll bi ñu loolu la ñuy bañ ñun ñi di wax muy man muy président Renapta dañoo voyagé woon extérieur ñibbi si Sénégal investir ci transfert d'argent mais da ngay gis ne chaque jour da ngay perte te la plupart perte yooyu Wari moom mooy la responsabilité bi ñooñ la donc ñun moom on a pris nos responsabilités le combat commence et incha allah la bataille on va aller jusqu'au bout lu Wari bëgg fu ñu woo nañ ko fa wuyu incha allah. Doudou Ndiaye maa ngi lay jaajëfal di fàttali ne kon yaay secrétaire général bu Renapta di jaajëfal itam président bi di Khalil Ndiaye di jaajëfal itam kon mbokk internautes yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ci Jamm Ji Info di leen jox dig daje kon lu yàggul dara rek ak yeneen invité. Jamm Ji Info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamm Ji Info .net